jël kàddu gi di nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam may tàmbalee nuyoo bi imaamu koñ bi imaam Maxtaar nuyu naa ko bu baax a baax di nuyu Ila Cissé délégué de quartier bi di ko sargal bu baax a baax di nuyu sunu mag Yetu Thiam di nit ku baax tamit di ko yàgg a sonn ci man kon bu ñu ñëwee ba fii tamit dinaa nuyu sunu mag Yetu Thiam di nuyu sunu mag Paate tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di seet sunu mag Khalifa Cissé di ko ñaan yàlla may ko wér di nuyu sunu yaay Marème Diallo ndax ci quartier bi la dëkk di ko nuyu bu baax a baax di ko jaanewaat di nuyu Cheikh Tidiane Sakho ci quartier bi la dëkk di mag mu baax Cheikh Tidiane nuyu naa la bu baax a baax di nuyu sama rakk Baye Niass Ndiaye Baye Niass maa ngi bég ci yow kontaan naa bu baax waa koñ bi rek laay nuyu nag ñeneen ñëpp gis naa leen mais ñi dëkk ci koñ bi te ñëw ci sama xel laay nuyu ñeneen ñi dama leen a boole nuyu quartier bu ma dem rek waa koñ boobu laay nuyu ñeneen ñi maag ñoo fa bokk fekk si leen may nuyu Adja Diallo sama jigéen ci taxawaayam bu rafet tamit di nuyu sama jigéen Oumy Ndiaye tamit di jàmbaar ci liggéey bi ma kontaan ci moom loolu sax di nuyu sama jigéen Yaama Bamba ma koy kontaan ci moom bu baax a baax waaw mani madame si di maman Fall sama doomu baay ma koy nuyu maman nit ku baax la yàlla ko yàlla fay may nuyu sunu kilifa Lamine Mané Lamine jàngal nañu politique taxaw nañu bi Lamine passé may nuyu Yvonne Camara tamit dëkk ci koñ bi mu des nag xale yi ñoom Ramatulaay ñoom Aïta ñoom Mame Marie ñoom Assou ak Jabro Malick bien sûr yaakaar naa ni ku ma fàtte nga baal ma balaa ko sax maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu Pam Ndong aussi di jàmbaar lool ma koy gërëm bu baax a baax a baax kon kuy Mariama Layeen bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu di sargal sama mbokk mool yi waaw mool yi de dinaa leen nuyu sant leen gërëm leen ndaxte ñëpp xam nañ ni ci Covid la ñu jógee ñëpp xam nañ ni metti woon na lool ak couvre-feu yi ñëpp xam nañ ni koor gi daanu woon na lool wante benn yoon mool yi saalituñu des nañoo yàlla di ko ñafe di téye kër yi ba kenn déggu leen ci lenn lu bon wala lenn lu ñëw kon mbokk mool yooyu jàpp leen ni du fond du cœur maa ngi leen di sagoo ndax maire bu ne boo sañoon am mool yi mel ni mool yi nekk tali bu ndaw boobu tey tudd rue Cheikh Ahmadou Bamba Fall kon tey dootul tali bu ndaw tey bis ni ki tey tali bu neex la ndax lépp luy neex léegi fi lay jógee jàmm ji dina fi sax bu neexee yàlla koom gi tamit dina gën a dëgër may ñaan Ñoxor Diallo mi président commission finance bi ñëpp xam nañu ni parce que suñu waxantee dëgg maîtriser wuñu dëggantaan ci ni mool yi di dundee géej maîtriser wuñu xam nga li gën a bon ci politicien lu ñu wax nga ni maa ko xam wala maa ko fekkee suñu waxantee dëgg de gis nañu leen ñuy dem di ñëw yor ay njaboot ak i coono wante nee nañ ma léeg-léeg ñu dem ba biir géej dellu si te lañu yaakaaroon duñu ko am mu metti loolu maa ngi dégg tamit ci rajo bi ñuy ñaan président
ni ko na limiter licence de pêche yi ndaxte ñi ñu bàyyi ñuy napp ci géej gi dem nañu ba sori ci ba ñoom dañuy napp léegi dem ba 100 kilomètres te la ñu yaakaar duñ ko fa gis te dañuy fay ay luyaas di fay courant di fay ndox di fay seen doom école te bu ñu seetlu duñu gis kenn moo tax ñu ñaan président mu limiter licence de pêche yooyu kon may wax ni doléance su mool yooyu maa ngi koy renforcer di ko demander solennellement au chef de l'État afin qu'on puisse limiter la délivrance des licences de pêche parce que licence de pêche yooyu mu ngi rey napp réew mi waaw kon baax na waaw saxaar si mu ngi xaw a métti ñu pousse tuuti rek waaw mu ngoog kon donc comme que ñoom moomeewuñu tàllal loxo ñoom mool yi moomeewuñu ñaan moomeewuñu yalwaan seen jom la ñuy demee seen ngor la ñuy demee bu neexee kenn du xam bu méttee kenn du xam kon ñu ngi ñaan njiitu réew mi mu bàyyi xel ci doomi réew mi parce que ay doomi réew mi lañu kon boog man li may demandé ñoxor mooy ren bu ñu yàlla ma yendam ci li ñu jëm maa ngi ñaan ñu inscrire 25 millions ci fonds d'appui à la pêche loolu nag musul am wante comme que dafa demee nii mu metti nañu inscrire ci budget bi 25 millions boo xam ni day nekk fonds d'appui à la pêche bu ko defee bu géej gi neexul ñu am nuñ ci jëfandikoo dem ba ñëw dugalaat bu ko defee ñoom ci seen biir parce que léeg-léeg mool comme nit la rek xam nga fonctionnaire bu feebaree du tere weer bu dee mu jot salaire am mais mool bu demul géej doom lu mu yóbbu këram kon war nañ ko wutal kaaraange goo xam ni bu dee tawat da koo dab wala leen gàllankoor da koo dab mu am lu mu mën a dundee ci njabootam moo tax fond boobu buñ ko defee ñun waa Médina man nag dafa am loo xam ne saa yu lépp lu ma wax rek am na kuy ñëw wax lu ñu mel après mais discours bi ci mairie kenn mosu koo tenir fonds d'appui à la pêche donc ce fonds là dinañ ko commencer ren woo mool yi mettre à leur disposition 25 millions boo xam ni ñoom dina leen dimbali te dina nekk fonds boo xam ni du dem parce que ku dem ba mën a toog boo ci abbee boo demee di nga mën a delloo te yaakaar naa ni am nañu ñoo xam nee nañ dañuy loué gaal ñun war nañu mën leen a garantir ci banque yi ñu mën a am gaal ñu moomal seen bopp di ko fay ndànk-ndànk bu yàggee ñu mën a demal seen bopp. Vous saviez nettement que la pêche n'est pas une compétence totalement décentralisée wante nag puisque cadre de vie ak condition de vie yëpp la ñu war a saytu dinañ ci bàyyi xel jàppale leen tey ce matin Samba Camara j'ai été vraiment très déçu par un candidat à la mairie qui était invité dans une radio. Mais j'ai été très déçu quand j'ai entendu ce candidat dire que la Médina est fatiguée, la Médina est pauvre, la Médina est sale. Ah, wax na dëgg de wax na dëgg de wante saagoo ma Macky Sall la saaga ndax xam nga lu tax la salubrité n'est pas une compétence décentralisée mbalit mi bu leen fàtte ni Macky Sall nangu na ko ci Khalifa Sall moom moo ko yor. Si la Médina est sale, c'est Macky Sall qui a laissé la Médina sale. kon kooku bi muy wax loolu foog ñu day xajamal deru mairie bi xamul ni patron moom xamul dara moom day wax rek te xamul luy mairie xamul ni mbalit mi léegi mairie bi yoratu ko xamul ni setu askan wi mairie yoratu ko kon bu nee la Médina est sale kon na jàpp ni Macky Sall moo liggéey moo tax la Médina est sale kon maa ngi ko ciy gërëm bi ma xasalee Macky Sall. beneen bi mu ni la Médina est pauvre il y a une forte pauvreté à la Médina il a raison loolu wane na ni Macky Sall yaafus la loolu wane na ni Macky Sall liggéeyu dëkk bi wane na ni émergence bi ñu digoon defu ko wane na ni yoonu yokkute amu fi ndaxte nag compétence décentralisée bi ko journaliste waxee mun ko bu ma waxee compétence décentralisée nan nga bëgg a yoree mairie te doo xam domaine de compétence yi la dénk pauvreté
ci dëkk réew moo ko yor te yaakaar naa ne bu fekkee ne xamoo li ngay wax pauvreté boobu chef de l'État moo liggéeyul moo tax dëkk bi pauvre parce que maire yoru pauvreté mu delluwaat ni xale yi Médina liggéeyuñu il a raison. La politique de l'emploi n'est pas une politique décentralisée aux collectivités locales. La politique de l'emploi est toujours détenue par les pouvoirs publics. C'est une compétence étatique et régalienne. Kon juum na xamul na jàngiwaat na ñëw ma jàngal ko na ñëw ma jàngal ko non na ñëw bu mu sa ñëw ma jàngal ko ndax ñu ko su jàngal naa leen parce que ak loo mën ci wax je suis un produit de la décentralisation. Au premier jour de la décentralisation en 1996, j'ai été conseiller municipal, le plus jeune élu du Sénégal à 24 ans. Je suis conseiller municipal, secrétaire élu, adjoint au maire et maire. Aujourd'hui, premier adjoint au maire de Dakar, secrétaire national chargé du développement durable à l'association des maires du Sénégal. Donc tey buy wax te xamul na ñëw ma wax ko loo xam ni bu falu woon du ni xaw ma woon li mu wax ci rajo bi xamul ci dara parce que nee na Médina salte na moo ko ne salte gi état ko yor kon yéenay waa état yéen a salte Médina pauvre na parce que moom Macky Sall damay laaj état Sénégal fii ci Médina lan lañ fi def dara dama ni la tey man xaw ma lu ñuy campagne ndax man bu ñuy campagne dinaa ni lii maa ko fi def mais dama non may leen ma yëngale rek dama ni bu ñuy campagne fu ma dugg ci Médina dinaa joxoñ lamp yi léegi lekk moo ci nekk léegi ne xool leen tali bi waaye état Sénégal Benno Bokk Yaakaar régime bi am nañu gàcce ci Médina de dama ni la bi ñu yoree mairie bi ba léegi mënuñu maa woon mais régime bi ñoom ak régime bi lu ñu def Médina amul ay diggée lañ ñu nar a def man nan ngay nekkee ci état nga gérer ay milliards yow mënoo indi benn projet Médina état Sénégal moo ñu bloqué ci ñu tabax marché ci leen état Sénégal mu ngi bloqué école Alassane Ndiaye Alou ak Mamour Diop def ko patrimoine classé nangoo ko déclassé pour ñu tëj ko defaraat ko ndax yeneen école yëpp ñu ngi koy defar ma dégg mu naan dañoo war a defar école yi parce que boo ko bloqué ba mairie mënu koo defar xanaa da nga ko bëgg a débloqué pour defar ko dama ni boo demee Mamour Diakhaté ñun ak coopération chinoise liggéeyaat nañ ko ay baies vitrées moo fa nekk classe ñu defaraat ko ak toiture yi carrelé classe yi nga dem Mbaye Diagne jegee ñu defar ko noonu boo demee Bassirou Diagne defaraat nañ école bi tabax école bu bees boo xam ne moo waroon remplacer école bi nga xam ne moo nekk champ de course kon école yi nga xam ne dañ ko yéex a defar mooy yi nga xam ne dañ ko déclaré patrimoine classé de l'UNESCO ñoom ñi ko déclaré classé kañ nañ ko déclassé ma liggéey ko wala ñu ñëw liggéeyee ko waaye déclassé woo ko liggéeyoo ko ba naan école yi baaxul mais Macky Sall nga xas parce que Macky Sall nga xas waa ji dina xas Macky Sall ba mu dee ndax waa ji boo xam doo dëgg dafa cuune xamul dara xamul luy compétence su mairie parce que comme xamoo ni yow xamoo ni l'éducation est une compétence partagée dafa am lu ci mairie yor muy cadre bi mais programme enseignement bi la ñu ak yeneen yi ciy dem recrutement personnel yooyu état la ñun li ñu mën mooy jëlee nañu Médina ci résultats yi bon fukki at ci gannaaw def ay cours de vacances gratuites créer des villages des tout petits ba tey Médina bokk tey ci 6 meilleurs résultats Sénégal yi tey boo demee Alassane Ndiaye Alou ñun sax amoon na direction de la construction scolaire mais xaaruñu ko Alassane Ndiaye Alou dañu fa tabax ay salle de classe boo demee ci CM bi tabax nañ fa ay salle de classe ñu ni ko bilan bi mu ni bilan bi daal mu ngi noonu ay douche ñoom daal ñoom dama ragal dañu am problème bu cabinet douche rek la ñuy wax ñoom dañu bu ñu amul yàlla ñoom douche la leen jigéen yi yaakaar naa yow ñoo xam ne ni candidat maire yi douche rek la ñuy wax douche rek xanaa ñoom dañoo am problème fu ñu demee douche ñoom seen wax yi waxi douche la mais koo ci jox nit ñi douche lay wax waaw mais yaakaar naa ni ñoom lu toll ni Médina tey ñoom douche yooyu ñuy wax tey mooy seen musiba ndax douche yoo xam ni temps colon bi la parce que xam nga yi ñàkk yéene Sénégal jàmm
ñàkk yéene Médina jàmm mooy xalaataloo Médina benn projet dul bàyyi ko ay douze mètres. Médina tey boo fi defoon ay usine boo ñëwoon suma junni waa koñ bu ndaw bi nga jënd leen gaal yu bees wutal leen ay frigo fu ñuy dem di jën ak yooyu di nga créer emploi. waaye bu dee waa koñ bu ndaw waa moor yi dimbali woo leen bu dee village artisanal dimbali woo leen ñu mën a école li ñuy jaay créer leen ay foire bu dee jeune Médina yi amoo fenn foo ubbi entreprise te yaa mënoon a jël entreprise yoo xam ne maanaam ay société yu bëree bëri def Médina xale yi liggéey ci mais Médina ban entreprise la yow état yaa waroon a wax nii yow état yaa waroon a wax nii képp ku ubbee ci société Médina 25% yi na nga ko jox waa Médina ñu liggéey ci mais dimbali woon ñu politique d'emploi te maire yi tey bu doon RTS dafa jël 25% ci waa Médina Banque l'Habitat jël 25% ci waa Médina COSEC jël 25% ci waa Médina Sonatel jël 25% ci waa Médina Banque Centrale jël 25% ci waa Médina RFM jël 25% ci waa Médina mais boobaa waa Médina liggéey yow mi ñu jéemalul ba ñu mën a am loolu kañ yaa tere waa Médina liggéey bu dee yaa ngi ndamoo ni da ngaa yor impôt boo xam ne def na plus de 2000 milliards te 2000 milliards boobu nga ni Médina nga dëkk te waa Médina mënuñoo liggéey kon kañ yow jëriñoo Médina dara bu dee caisse de dépôt et de consignation mu ngi financé ay projet te ñun yëguñu benn projet boo xam ne tax nga chômage bi ak métti jóge Médina kon boog yow da ñu bëgg a jaay li nga bëgg a jënd boo leen ma faloo ma def nangam ko yaakaar naa ne ay nit nag ñun xëy na yàllaa ñuy suturaal cagatu ñu sàcc ñu agressé wuñu bu ñu kenn xas dama nii suñu ñàkkee ñaanuñu ko xiifee fëgguñu këram ñu ngi des ak suñu ngor ñun ñaanuñu ko fëgguñu ko soxlawuñu li mu yor bu dee nag moom ku li mu yor bala mu la koy jox da ngay ànd ak moom mu filmer la kon duñu ko mës a jox ndax soxlawuñu ko mani maa ngi gërëm doomu Médina bi nga xam ne ngor moo fees ci dënnam maa ngi gërëm ki nga xam ne intérêt Médina kese la jiital maa ngi gërëm ki taxaw léegi ni bu fii bouché moo koy débouché mais ku bëgg Médina noonu lay def ndaxte daf fee dëkk bu xeeñee xeeñal këram mais ki nga xam ne bi muy xale école primaire la fi gëj ba mu demee prité la ñëwaatu fi ba nëgë ni dem na ba soxla mairie bay waaj na te ni mairie bi laa soxla kooku kon bu ñu bouché du ko yëg moo tax lu ko neex nañu wax dama ni ñun dañ ñuy sori rek saaga ñu muñ ko naan dañoo salté dañoo pauvre mais am na façon alal yoo xam ne ñun soxlawuñu ko ñun xamante nañu démb nag ku riche tey nga riche ku ñu mën naan dañoo pauvre dañoo salté tey nga ko def wante xamante nañu démb ci ndey ak bàyyi bu ñu kenn fontoo bu ñu kenn tilimal ñun pauvre nañu waaye ñaan ñu kenn ñun pauvre nañu waaye cagatuuruñu ñun pauvre nañu waaye agressé wuñu kon nañ ñu bàyyi suñu pauvreté dans la dignité nous avions aimé et préféré d'être pauvres dans la dignité. Je salue ces Médinois très dignes. Je salue la dignité de ces Médinoises et Médinois qui demeurent, qui restent fidèles et dignes et très engagés. Médina nag du nef da lay ëmb ba mat jur la forcé am na ñu ko fi defoon mais demuñu xaalis bi am na ko ni woon chaque Sénégalais a un prix excepté la Médina. Les Médinois n'ont pas de prix. Les Médinois n'auront pas de prix. Les Médinois ne seront jamais achetés. Ce sont des personnes dignes. bu ñu tey Médinois dafa bu waykat bi ne xale yi Médine bu doxee ñu xàmmee ko bu waxee ñu xàmmee ko mais kaay ma xamal la metti na mais ñu ngi dóor waar ñu ngi koy muñ. man de tey am na tur yoo xam ne bu tey passé dama seeku sax tudd seen tur ndaxte man de nit laa man dama naan lu mu metti président Macky Sall mooy suñu président moom la fi yàlla tey du ma ne lépp lu mu def bon na mais am na lu baax lu mu def nit ki da nga koy nangul li de yàlla def yow boo naan Médina baaxul damaa ñëw yow lan nga wane lu tax parce que tey bi ma dégloo émission bi
rus naa bi ñu naan Air Sénégal day rouler à perte logement yu bëri yi may dégg ñu naan dañ koy jaay ani waa Médina fu ñu ci féete ani lu ñu dimbalee Médina dara buñ ñu dimbaleetul nag dama koy wax boo ñu mënul may ambulance jàppale woon ci defar tali yi jàppale woon ci defar lamp yi jàppale woon ñu ci njëndum garab jàppale woon ci dundu askan bi jàppale woon ñu ci ordonnance yi jàppale woon ci njàngum xale yi bu ñu xas ñaanuñu la bu ñu xas xëy na am na façon médinois xam nga kan laa xeeb dëggantaan xam nga kat ban médinois laa xeeb bi xeeb boppam xeeb sa bopp weesuwul démb ak barki démb nit ki faalewu la kontewu la yëgu la sax tey mu won la alal di la wane sama alal nga ma toppee def jaarale fi ma bëgg nga jaar tey ñooñu bu ñuy wax sax da nga leen di yërëm tey ñi doon amee da ci télé yeeg rajo yi mais tey bi ma xoolee liste bi gisuma seen tur ma gis ñi nga xam ni tey ñemewuñoo làng fe ndax tekkiwuñ dara suñu ñut parce que mbalit mu wadd ci ñun rek ñu war a yóbbu tey ñu jënd leen ñu doon làngal daa mel ni kon seen làng daa riche woon man nag borom mbub mu oyof mi te amee ngor moo ma gën a borom mbub mu diis mi te ñàkk jom te amul ngor dama ni xas ñu yombul de xas ñu yombul de dama ni la xas ñu yombul ndaxte booy wax di ñu xas dañoo toogul suñu ñeenti bët daje ndax suñu ñàkk turu na ci kër yu bari suñu doole dem na ci ñu bari jamono joo xam ni soxla woon nga ko te gisoo leen dëj yoo xam ne nii metti woon na te gisoo leen ngénte yoo xam ne xar mi amagul te gisoo leen école bu ubbi boo xam ne daan na fi am te gisoo leen moonte ñu ngi fi woon ne yore teranga gàmmu ci waaw nii màggal yi da daan metti te gisuloo leen woon kon tey bu ñu leen dee gis li ñu soxlaa tax man xam nga kan laa yërëm ki nga xam ni daa bëgg a yendoo daa bëgg a yeewoo ñun le 24 janvier parce que le 23 janvier ci minuit am na ñoo xam ne ci ngi leen di gëj a gis Médina mais ki nga xam ne si booroo ko taxoon a jóg jaay ngorom bu war jàkkaarloo ñun le 24 bu ñu ko xoolee dina sëg man may leen ñooñu bu leen tontu le 24 janvier serait un jour emblématique et un jour nouveau le 24 janvier les yeux dans les yeux am na ñoo xam ne bu ñu xoolee sëgg ndax dañu jaayoon seen ngor te man foogoon naa ne esclavage jeex na ma ne Mbaye Dièye Faye lañ jaale ji léegi dëjëm mais wax ji mu wax sàmm dafa neex mu ni mais Bamba man dara fëkkuma pression bu ne ñu ngi ko koy teg fëgg nañu këram ay yooni yoon mais faalewu leen parce que nee na dërëmu léegi faalewu ko ndax dërëmu démb yi ku mu suurul yu tey du la suur te nee na ci bàyyam la commencé woon am na ñoo xam ni fu nekk la ñu jaar ak ñun mais bu ñuy wax day mel ni ñu xamul woon àdduna nag dafa guddul dara te nag démb dafa yàggul dara tamit fàtte xaju fi ku ni Médina dañu koo liggéeyul da ngay naa fekk te pare sa yoonu safara mais bi ñuy jël Médina ah yaakaar naa ne sori woon nañ ci Médina bi tey de mais yéen a ko wax bi ñuy jël Médina mais li waykat bi naan misaal mi mën na bañ a sori fi ñu taxaw mat na misaal tali bi newu fi woon lamp yi newu fi woon te yaakaar na xel yi ni ñu dalee newu fi woon ñun nag bis nañoo fen waa koñ mu ndaw yéen a am mbaaxu tuddee ma mbedd mi man nangu ko chaque at dinaa fi ñëw di ko defal anniversaire dinaa leen jàppale ci liggéeyu mairie bi incha allah bu ñu jëlaatee mairie bi ndax seen jabar yi lañu war a jàppale nag bi yoon ndax jabaru mool yi sonn nañu jabaru mool yi métti na yaakaar naa dinañ trouver moyen bu leen wutalee ay financement jàppale jabaru mool yi ndax damay lu ñu war la bi ma paree ci ñu ñàkk jom ñi ñu amul res ñi nga xam ne duñu rus ak ñiy jaay seen ngor ma wax ak gor yi waa Nouvelle Vision ani gor yooyu ñooñu sama xol laa leen def
man dama leen a bëgg ba mu jeex tàkk waa Nouvelle Vision yooyu ma xamal leen ni du 10 au 20 décembre du 10 au 20 décembre 10 jours yooyu yëpp Nouvelle Vision moo ko moom donc Nouvelle Vision def leen seen calendrier chaque ngoon foo leen ñu yóbbu ñu dem yéen a moom du 10 au 20 décembre bu le 20 décembre passé nag mouvement yi ñoo leen moom ñoom seeti ñoom Fat Ndiaye seeti ñoom Assou Diallo seeti waa Jelem seeti Lyon seeti Rose seeti Falat Bamba ak ñeneen ñi seeti Tigres yi seeti waa Jiriñ ak waa Sanc Bay du ñu bàyyi kenn ba le 31 wante nag Samba sama waa parti waa coordination PS yi nous sommes des socialistes nous avions le sang vert nous devons mourir socialistes nous devons mourir avec ce sang vert ce sang de l'espoir ce sang de la richesse nous sommes des socialistes éternels et que nous devons continuer à incarner ce socialisme senghorien dama ni la enracinement boobu ci la ñu jëm Samba enracinement boobu fa la ñu jëmaat nous serons toujours verts le renouveau socialiste c'est nous qui devons l'incarner demain avec ces retrouvailles socialistes que j'espère l'Ismaël Lolo naan Africa yàlla naa gis mu booloo bala may sàngoo suuf wante les retrouvailles du parti socialiste les retrouvailles de tous les socialistes les retrouvailles de ce socialisme senghorien nous le réclamons et nous y sommes bés dina ñëw ñu jëli Khalifa Ababacar Sall teg jël Aminata Mbengue Ndiaye teg jël Aïssata Tall Sall teg jël Ablaye Makhtar Diop teg jël Souti Touré teg jël ñooñu nga xam ne ñoo incarné woon ce parti socialiste wala leen ni tey lépp loo gis li Djibril Tamsir Niane di wax le monde est vieux mais l'avenir sort du passé tey dooley nguur gi PSA donc tey fu yaakaar ne ñun dañoo génn parti socialiste da ngay nax sa bopp nous sommes en retrait d'un parti qui semble être un mouvement de soutien d'un pouvoir nous ne pouvons pas y assumer nos convictions nous restons des socialistes enracinés nous incarnons le socialisme senghorien donc demain il ferait jour ñun ñëpp ñu àndandoo yëkkati drapeau bu vert bi delloo ci PS ci nguur gi donc Aïda Touré dites à Rama Mbengue que le socialisme reviendra et vaincra voilà ces produits du parti socialiste ñii tey Aji Aram Diène Seynabou Gaye Ndaté Bassi Ndiaye la Linguère ñooñu foog ñu sagalaat leen Amadou Sam mooy Jaafara An Souleymane Ndiaye mais ñooñu Armand Ndiaye ji fi la fekk Lamine Mané Samba Camara Boubacar Seck mais ñooñu dañuy bàyyi ñu nul mënuñoo nul non Mamadou Diop mooy bàyyi ñëpp Mamadou Diop moom la ñu jiitaloon donc tey ba ci Guy Mariama Layeen bii Adja sa ñoom maam ñoom kii dem Binta dem mais ñooñu dañ ko fee liggéey ñoom pas 6 bi fi nekkoon dañ ko fee liggéey du 6 dañ ko fee liggéey kon ñun nous restons des socialistes ah Melawtaan Diouf bien sûr Ousmane Fall donc yaakaar naa ni bu kenn réer na élection yi jàll rek ñi bëgg a topp Macky ànd jàll na rek parce que Macky moom fa mu dem 2024 ñu delloo ci parti socialiste thème yi may développé ci meeting yi ñëw dëgg la ci élection la ñuy ñëw mais dinaa invité les véritables socialistes ñu xalaat ni dañoo war a delluwaat mais Ira Cissé nous sommes des socialistes nous restons socialistes nous demeurons socialistes et nous devons mourir socialistes kon boog la Médina que nous aimons voir c'est cette Médina qui a plein de valeurs c'est cette Médina qui a ses 10 fils qui demain doivent relever ses défis futurs la Médina que nous n'aimons pas voir c'est la Médina de ces grands menteurs restons socialistes
même s'ils ne sont pas socialistes ñoom Adama Ba ils ne sont pas socialistes ak ñoom Matar mais ce sont des gens positifs ils sont des républicains yu am valeur sax kon bu ñu àndandoowee tey nañu àndandoowaat te jàppale étudiants yi te xam ne l'éducation et la santé doivent demeurer des priorités kër Serigne Touba gi dañu koy fas yéene inaugurer wante bu keroogee di ngeen xam ne lépp dëgg la maa ngi leen di nuyu wasalaam